El Pistolero waaw ginnaaw bu ñu nuyoo suñu mbokku téléspectateurs yëpp. di leen wax ne fi mu nekk nii ñu ngi leen yaakaar ne yow ngeen naan nañ café yeeg yooyu yëpp. pour jàkkaarloog seen télévision 2STV. ñu dalal Moustapha Cissé Lo nga ne lan El Pistolero. Moustapha Cissé Lo est-ce que yaa ngi garder tur boobu ba tey El Pistolero. waaw dafa ma neex lool parce que dañ ma ko jox muy tur boo xam ne bii gëm naa ne ñi am fayda di sàmm seen bopp ñëpp mën nañ leen ko tuddee ndax gis naa suma rak suma xarit Barthélemy mën na dugg ci gàm boobu ak ñiy ànd ak Ablaye Wade. ak Souleymane Ndéné ak ñeneen même ñi ma ko tuddee woon ndax bis boobu ñu ma koy tuddee lu ëpp 50 pistolet mi ngi woon ci salle bi. Pape Diouf ñoom Omar Sarr ñoom Cheikh Seck ñoom conseil régional boobu. donc suma pistolet dama ko assumer mi ngi ak man ba léegi te bëgg naa beneen avant élection yi. ah lu tax. waaye dama war a aar suma bopp man awma doole et puis. kon yow nga tiit nii ci réew mi. way bokk ay agresseurs fi ne ñuy rey nit ñi te du mujj fenn. dama bëgg bu ma nit bëggee rey ma rey ko bala mu maa rey après ma assumer sama responsabilité légitime défense ci loolu laa nekk doyewuma ko leneen ndax du ma tooñ man loolu laa gëm. fi nga toog ne yaa ngi pistolet. non pistolet bi du nekk fii mais ma ngi sama oto quand même. mi ngi sa oto mi ngi sama oto ak sama autorisation. non pour sama xel dal. non yow du ma la fekkal bàyyi ale yow lu la neex may naa la suma rakk nga suma xarit nga et puis maa ngi toog ak it suma jigéen boo xam ne. dama koy suivre am ci moom sympathie. ay émission di ko apprécier. kon maa ngi nuyu auditeurs yi ak auditrices yi suivre 2S di leen aussi encourager parce que pluralité bi am ku nekk ñëw ci fii wax li mu war a wax maa ngi leen ci sant di ci sant El Hadj Ndiaye di ci sant seen télévision di leen ñaanal aussi ngeen gën a jëm ci kanam. yow dañ la xëyee tey jii ci yéene kaay xaaral ma woon bon bu ñu mënee woon lii ci une journal bi ñu ne lan Cissé Lo dit non au khalife des mourides yow lii nan nga ko mën a defee érection de l'app en communauté rurale. Lappé waaw. maa ngi sant yàlla bu baax ak di siyaare aussi sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ndax journal yi may nañu ma xëy gis ko mais ñu fab sama tur taqale ko ak turam. sëñ Cheikh Sidi Mokhtar wax naa ko ci sant sëñ Saliou bi may def. dafa ñëw nekk deuxième xalif bu Serigne Touba après El Hadj Bara. El Hadj Bara nekkoon suma papa di suma xarit. du ma wax ñi ci des li ma seq ak Serigne Abdou Lahad seq ko ak Serigne Abdou Khadir sëñ Saliou Mbacké ak seen njaboot. démontré nañ ko fan yi passé man suma sañ-sañ ak suma fit ak suma ngor ak li ma doon ci yoonu Serigne Touba mu jógee ci suma papa. ba agsi ak li ma doon ci sëñ Cheikh Sidi Mokhtar xam ne doomam la fekk naa ko bërki démb ci tam xarit gi fu ko ñu bëri dul fekk ci murit yi ndax retrait bi mu def gannaaw Daaru Musti muy taw feex di xéewal fekk ma doon dem Mbàkke Kajoor falaa ko fekk yëgal ko mitinu APR bi xamal ko nit yow nitu yàlla nga koo xam ne kii ñëpp la yaakaar man yàgg na maa defal ay ñaan te nekkul xalif sama baay la doomam sëñ Cheikh Bara Mati lay ñoo yaroondoo bokk génération ndax def naa 40 ans à Touba mais kenn mësuma fekk may werante ak sëriñu Mbàkke mbaa may xuloog moom défier naa képp ku ko mas a wax man na conseil régional la man dama jiite benn liste opposition bu opposé Ablaye Wade pour mu jógee ci bopp réew mi damaa waxoon ni ndigal ku ko mën di joxe pour mu jëm ci Ablaye Wade ma weddi ndigal loolu xëtt ko ndigal lu mu mënaat di doon ndax man damay contre Ablaye Wade maa ngi ñi ma àndal ba mu jóge fii dama koy xeex ci moyens yi ma am ba mu jóge fii jàpp ma ne Serigne Cheikh Sidi Mokhtar moom dana joxe ndigal kon wax naa ko waxati ko boolewuma ko ca wax boobu conseil régional bii ñu bind man dama diriger ab liste mu arrivé 3e te amuma parti Dekkal Ngor dama défier la coalition Sopi défier Benno Siggil Sénégal dans ma région défier ànd liggéey Sénégal bu Idrissa Seck xam nga nu fu ma arrivé écart de voix entre Benno ak sama coalition bi ma jiite te awuma parti ci sama jëm 5000 voix la xam nga lu ko waral mooy Diourbel amuñu fa woon représentant yu dynamique mais man Benno maa ngi ko battre de 14100 voix dans le département de Mbacké ànd liggéey Sénégal 14800 voix Omar Sarr Pape Diouf ñoom ci conseil régional loolu laa leen duma dama lan mooy indi coow mi may ma loolu lay terminer damaa wax ni région Diourbel bu ñu demee présidentielle nañu def Benno nañu def ñaaru ku fay candidat Edy Tanor Niass dama leen di laminer avec Macky Sall
y aura pas photo. d'accord ñun kenn lañu xeexal léegi nag. léegi expliqué conseil régional bi. man dama toog suma kër di préparer congrès bi kenn joxuma même convocation sama benn élu bu ñuy wax Adama Sarr moo ma téléphoné vers 11h midi. ni ma mais da nga yëgul conseil régional bi ma ne ko no yëguma ko de déggoon naa ñuy wax dana am ci jour yi. mu ne ma dafa am yow am solo yu ñuy def ndax dafa am ay dëkk yu ñu war a découper. kon noo def ñëw maa ngi dugg conseil régional 2h entre 2h20 et 2h30. maa ngi fekk nit ñi julli ci biir. man bi may ñëw fekke wu ma débat sax. participer wu ma ci débat donc liñ bind ci journal bi ak li am bokkul. jotuma wenn kayit wala benn kayit bu wane ne sëriñ bi day ñaan ñu def. loolu dafa war a leer. bi ñu demee bay voté man conseil la boo xam ne dañ maa élire ci opposition ci Dekkal Ngor ma war a seet li baax ci askan wi. bennoo it laa bokk bennoo dañi d'accord ñu ci découpage benn réew benn gox muy commune wala commune d'arrondissement wala ab collectivité locale te élection yi jàllul. ñi ñu fal nañ leen fa bàyyi. mais ñu fal foo xam ne fii PDS daa ñàkk élection yi ab communauté rurale ñun ñu koy xeex. ku mën a ñaan même yëguma ñaan mais bu amoon ku ñaan it bu ñu ko waxee daf ñoo war a ñaan. sëriñ bi buy ñaan ci loolu ñun dañ cee am baat. waruñoo wax ak Ablaye Wade ak i nitam dañ ñu ko war a yëgal wax nu ko. bi ñu àggee ci voté man maa contre man dama ko am na ñu bëri ñu abstenir maa kenn man dama ni je suis contre ñu ni sëriñ bi man leen man sëñ bi waxul ak man dara. man nit laa du ma dof taalibe yónneewul kenn ci may ma tuuti waaw dama lay laaj yónneewul kenn ci sëriñ bi yónneewul ci man voilà bindul bataaxal ndawam la gën a tuut bu ñëwoon wax ma ma xam raison ya danaa ko wax li ma gëm dama naan d'accord naa ne war naa mën a ne waaye comme fal nañu communauté rurale bi te communauté rurale bi mandat bi des na ñaari at ak genn wàll nañu bàyyi ba booba ñu doog koo def loolu lay wax du ma ko wote man je ne vote pas ñuy dàq ñi ñu faloon ànduma ci tey ànduma ci ëllëg. bu doon subaa it ma voté. loolu leer na kon warul am polémique. loolu amul polémique nan jàll foofu. noonu rek la demee voté naa contre. beneen nga ni Macky ma yéen am ngeen xaalis de Macky casque 217 millions pour seen congrès bi. seen congrès bi. xam nga ñun sunu. xaalis bi jógee. ñi am nañ xaalis. Baye Allé. waaw ayca. sunu parti. dafay parti bu bees. li nu bëgg muy un parti républicain. ñi ci ne. comme man ak ñu ma ëppale ay républicain la xam nga man ñaata laa joxe ci congrès bi. ñaata. barke Rasul lay lijjanti naa 15 millions. yoo xam ne man maa ko lijjanti. man maa ko lijjanti. participer ñoo xam ne sax bokkuñu APR joxe nañ ci barke Rasulullahi barke Cheikh Al Khadim. ñu bokk ci pouvoir bi joxe nañ ci barke Cheikh Al Khadim. billahi. ñu bokk ci pouvoir bi proche de Wade ñun joxe nañ ci. du ma leen tudd bu amul yàlla bu ma ñibbi Touba. ils ont donné. ñu bokk ci pouvoir bi waaw sunuy xarit la ñu man j'ai des amis ci pouvoir bi. joxe nañ participer joxe nañu ci congrès bi barke Cheikh Al Khadim ils ont. xam nga lii lan lay joxe. bu amul yàlla bu ma ñibbi Touba dama ne ñu bokk ci Ablaye Wade jegeeg Ablaye Wade joxe nañu ci sunu congrès bi. loolu c'est grave. ñun amuñu xaalis mais am nañu nit ñi. nit ñooñu nag bu ñu yëkkatee Macky Sall li mu def ci réew mi. li mu jëf ak ñi mu àndaloon. relation yi mu am ak ñoom. moo waral. diaspora bi démb ñoom ñoo invité hôtel Océan lañ ne ñoo ko jël jox ñu añ jox ñu lépp joxe xaalis yëg nga ne bi ñu Macky Sall demee tournée bi mu defoon Gabon waaw ak Pointe-Noire waaw plus de 84 millions la diaspora bi dajale joxe danaa la wax leneen élection présidentielle 2007 fii laa koy wax solennellement Arona Dia bi ñuy tudd Burkina jox na PDS plus de 250 millions Ablaye Wade même jox na ko ci xaalis bi te da koo nangu xaalis liquide je pèse bien mes mots. liquide. Macky était directeur de campagne. bi mu ko yóbboo bi ko Macky yóbboo ci Ablaye Wade xaalis la indi joxe day liggéey am na xaalis il a des milliards. nu mu tudd kooku. Arona Dia. Arona Dia kooku il est de l'APR. mais Arona Dia. waaw li ma ciy dolli. ñoom ñii ci palais bi dañuy dem di ko seeti ñoom ñii fi ne buñ demee Burkina dañ koy seeti da leen di dimbali ñoom di dimbali yeneen opposants yi tase na ma ak Jean-Paul Diaz Burkina Arona ko logé li may wax lu leer la abal kopp 4-4 loolu dama koy wax je le dis kon 217 millions yi may ma tuuti ñeneen ñi ci nekk ci yeneen parti dañ fay dem di ko seeti Arona waay
waaw mais moo ko liggéey c'est un ingénieur da koo bàyyi liggéey yi. xam nga ne moom sous région Burkina ñëpp moo leen di jox jën. ok mais waaw justement. donc yooyu dama bëgg. waaw mais bàyyi ñu posé la aussi Pape Alé danaa la may foofu li ma bëgg a clôturer loolu. waaw mooy APR comme ni ko Mor Ngom waxee. Macky amul xaalis mais ñi ci bokk ay cadre de haut niveau la ñu diaspora bi ñoo ko moom France États-Unis Espagne fépp dañ fay laminer le PDS ñoom ñëpp dañuy wàcc ku ne indi say moyens démb laa recevoir waa Memphis. Memphis Ablaye Wade du fa am 5 cartes ñeme wuñ faa dem sax 5 laa wax le bureau de Memphis lépp ñun la ñuy wote na léegi Moustapha donc problème yooyu moo am ñun amuñu xaalis mais xam nga am xaalis mi ngi mel ne man cant gi may def sant sëñ Saliou plus de 20 millions laa ciy ñàkk man awma 20 millions. mais nit ñee ma koy jox. par 1 2 3 millions. xam nga boo ñëwee toog doo. merci Moustapha nga ne ma amoo 20 millions te nga ne joxe nga 15 millions ci congrès bi. dama ni. waaw mes amis. t'ont aidé à mobiliser 15 millions. voilà c'est pas mon argent. maa ngi ak chèque boo xam ne sama poche. tey banque ubbiwul kooku xamul Macky Sall moo ma ko jox. Crédit Mutuel Sénégal bi boo xam ne bii ba te fii la kilifa la fii ci dëkk ni ma daf koy dimbali kon waa pouvoir bi jox nañ mais pouvoir même la société civile tout le monde nous donne ñoo moom seen xaalis ils sont mais Ablaye Wade a de sérieux problème parce que Macky du woon ku muy war a tàggool Macky nit ñee ko bëggal seen bopp gëm ko Macky amul xaalis parce que wutul woon xaalis. bi Macky am na xaalis non non. nit non Moustapha nag loolu du ma la may. tarfatul ay ni Macky Sall am na xaalis ba dee. Macky Sall mi ngi ak moom. da nga ne dafa muus. xaalis bi du génn mukk. parce que Macky dañuy xam système bu koy mais waxal Macky président assemblée man dañ ma dàq assemblée mbaa mu may fay weer. dama ne la Moustapha man moom lay jàpp mais non yow politicien da nga ci dugg parce que da nga ko gëm. demoo ci Macky Sall parce que daf la war a may xaalis man tel que je te connais yàgg nañ. du dëgg. donc xam naa ne yow dañ ci dugg mais Macky Sall moom ku ne amul xaalis moom. non du loolu sax ñoom xam lu jaaxal nit ñi sax. yéen ñi nekk poste de responsabilité ci Abdoulaye Wade bu ñu fa jógee rek yor xaalis bu bari lu tax loolu. bon xam nga Baye Allé man loolu dama yàgg wax ak askan bi nit ñi nañu bañ di def confusion ci nit ki jub na ak jubul ak wërsëgam. da nga koy bàyyi ak moom. man. bi may dugg ci politique i bëggee ngi may dégg ay millions laa yor. ñëpp xam nañ ne ci ñi njëkk commencé importateur voiture d'occasion ci Sénégal ci laa bokk je fais partie des 2 ou 3 ma bàyyi États-Unis mais lu ko jiitu ci Air Afrique commerçant yëpp xam nañ ne ñoom Cheikh Kane ñoom Diané ñoom Sagar Gueye ñoom Bassirou Fall yàlla na ko yàlla yërëm ñoom Lamine Sow ñun ñoo doon ànd. ak Serigne Gueye Linda di dem ci plaide bi di jël ay colis 50 kilos di ko indi ci marchandise ñun ñëpp ci lañ amee xaalis bu ñu mën a doxee mais man avant loolu def naa onkat am na benn waay sax. mais yow d'accord non du ma la may parce que Moustapha loolu yow d'accord yow am nga trajectoire boobu mais ñun gis nañ fi fii Moustapha loolu da nga ma koy dëggalal sax pour sénégalais yi ñuy seetaan ñoo xam ne fii 2000 ba 2001 ba 2002. yoruñu woon. mais d'accord na am na. car rapide lañ doon jël. mi ngi mel ni Farba Senghor ku mel ne Farba sa xarit Farba da doon dox di duggi car bi ñu nekkee 98 maak Abdou Fall ak Fada ñoom assemblée bu ñëwee kuppati journalu soppi. waaw di ko fax Ablaye Wade parce que Ablaye Wade même mënatul woon a dëkk fii. ndax il avait des problèmes daa daw dem France. Ablaye Wade bi mu demee France non may ma je termine c'est mon père. bi mu demee maa ngi koy rappeler rue de Charonne. que je connais. ñoom Mballo ak Koyta Samba Koyta ñooñu nga xam ne foofu lañ defoon seen siège Ablaye Wade bi mu demee ak Pape Samba Mboup ñoom. ak Lamine Faye ñoom. néegu Mballo la leen joxoon moom bu jógee Versailles da leen di téléphoner parce que même amul woon fu mu leen héberger. loolu kay Ablaye Wade kon ngay wax ak Karim ñoom ñi nga xam ne amuñu woon fu ñu kee benn kër gu ndaw lañ amoon point E léegi ñu yor ay multimilliards di habiller seeni jigéen à hauteur de 200 millions. L'argent du contribuable Farba Senghor qui est multimilliardaire et qui est sorti de rien dafa immigré ji woon Italie dégg naa mu naa ni diplôme mais moom ay diplôme am ak yóg Idrissa yam ay certificat lañ am dañuy dem def stage ci benn école may ma tuuti je termine stage lañ def tu termines nag ñooñu nag yor xaalis boobu ñoom nga ko war a laaj mais ki nga xam ne dafa jàng pour yorum réew dama lay rappeler ne Macky Sall ingénieur géophysicien la fii la jàngee
am promotion nga am Souleymane Ndéné ñim bokkaloon ay néeg jàng brillant élève génn nañ ni Petrosen la ñu waxoon na ko Petrosen ba mu fa nekkee chef de service diriger recherche du pétrole Sénégal gépp ci la takk soxna Diourbel ba mu fa ñëwee vers 93 ci recherche def na Sénégal gépp pour le Sénégal ñu koy fay bi alternance di ñëw fekk na ko soldat mat 600 000 yow xam nga cadre la au moins amoon na moom. may ma tuuti léegi fa la dëkkoon. du loolu important man ma fàttali la ko xam naa ko parce que dama ko xam. mais dama lay wax dama nekk booy Derklé la dëkkoon. oui mais ca biir boulangerie ba. ma Pape ca kaw. dama bañ xam naa déedéet. xam naa bu baax foofu ce qui est important. waaw du fii la dëkkoon ak fi mu dëkkoon. non dama la bëgg a wax rek ci moom. waaw Iba Gueye sama xarit. xëy na mi ngi may déglu dañu ànd ci otoom. Iba amul woon kër. booba mi ngi parti socialiste. mais bon loolu non damay nettali lu tuuti rek. ñu tollu Bambey ma ne ko Iba war ngaa wut kër de mu ne ma am naa ab terrain boo xam ne am naa ko mais man yàkkamtiwuma ba mu yàgg mu nettali ma mu ne ma yow yaa ngi may xas parce que sama yaay nee na ma woon kuy yàq. toujours kuy denc alalam mën na koo xas c'est-à-dire booba man yàlla mayoon na ma am moyen boo xam ne dëgg la man Touba laa dëkk waaye am naa fa kër gu baax boo xam ne maa ko moom. waaw léegi am leneen donc ñu avancé ñooñu li ñuy am dama bëgg ne Macky moom war na mën a am xaalis. waaw Macky moom am na xaalis. am na xaalis mais war na ko mën a am mais da ko dul da koo téyewul da ko jox nit ñi. jox nit mu am waaw il est généreux. oui Macky est généreux. ci xaalis boobu la ñuy ñëw sax Pape Alé. parce que fan yi ñu ngi wax Idrissa Seck taay yi sonal na leen ci waxu 7 milliards taïwanais yi de neen dañu leen joxoon 7 milliards. foog ñu leeral loolu te Macky nee na du ci polémique. xam nga 7 milliards taïwanais yi Macky lim ci wax mënul wax lu gën a leer loolu. Macky dafa ànd ak góor goo xam ne gii Abdoulaye Wade la tudd ñu nekk di xeex pouvoir ba am pouvoir mu yoroon cellule initiative stratégie parti bi. biñ ma koy présenté salon d'honneur Farba ma ko présenté en 2000 bi fi Thabo Mbeki di ñëw ci laa ko xam il était cadre duggul sax ci gouvernement boobu mais bi mu duggee ci gouvernement Abdoulaye Wade jox ko confiance jox ko ay responsabilités mu gravir échelon yëpp. ba ak si premier ministre ñu toog conseil de ministre premier président ni ko samay xarit dañ ma may 7 milliards. est-ce que loolu jaadu na non est-ce que jaadu na. may ma président samay xarit dañ ma may 7 milliards après nga wax bu ma pare doo ma déglu. ayca loolu mooy régime présidentiel. buur beeg bu mi li ko gars yi wax président la. fa muy jëlee xaalis xamoo ko. Idrissa Seck maa ngi lire ci net bi ñu ni Ablaye Wade. li ko booleeg moom 55 milliards yu leen seeni xarit may la mu gàttandu ko France def ko ci compte mais du chantier de Thiès mi ngi ci net bi mën nga ko lire loolu na ko Idrissa leeral moom miy wax beneen bi mooy chantier de Thiès Ablaye Wade moo ni dama ko jox 25 mu jël 45 na leeral lu chantier yi justice nee na justice non justice ça ne m'intéresse pas la justice là du ma ci wax li ma gëm mooy 45 dugal nañ ko kaso te amul tribunal boo xam ne ñëpp wax nañu mu leeral dañoo defi protocole de Rebeuss xam nga ko contenu protocole ya la ca ne ñu bëri xam nañ ko ñu ngi koy génne ñu génnee ko kaso ñu duggaat mu ànd ak ay kilifaam ñuy dugg nee na réccu na lu mu doon dugg ki génn lu mu doon dugg ki génn na ko wax ndax mënuñu laa jiñ sàcc dugal la ba Sénégalais yépp man de fu ma Idrissa Seck rom dama naan sàcc nga nele bu rëy bu sàcc sunu alal ndax Idrissa Seck bi mu nekkee ministre du commerce damaa wax ni man dama doon indi ay oto moom mu yor ministre du commerce mais benn lobby lañ defoon mafieux au ministère boo demee wut carte grise ak visite technique dañ la war a jox d'office nga dem génnee sa oto fay douane mais bala ngaa génnee fanweeri junni ngay joxe. man lañ ko doon jox kan lañ ko doon jox ministère du commerce bari na ab dama bëgg xam nga doguma la da xaar rek parce que li ngay wax noonu damay bëgg muy gën a leer moo tax du ma la dog mais dama lay dugal question nga ne dañoo amoon benn groupe 3 ou 4 personnes la benn libaane yu nekkoon fan ci cabinet ay courtier lañu ay courtier lañu waaw yu mu dugal mais boo dugalee sa dossier man am naa koo xam ne PDS la woon moom moo ma wax ni ma dafa dem ci Idrissa 15 oto la amoon dafa lire affaire bi rek ni ma def ko ci site ma témoigner bi ma koy wax kilifa la àndal ci oto ñoom ñu jógee Louga mu ni ma man fukki oto juróom PDS laa woon bi ma ñëwee gis Idrissa wax ko ni ko dañ may laaj xaalis mbaa du génn daf ni ma defal ne say morom man daal mën na maa wax ñu may la ci 5 ndax damay jàkkaarloo ak Tanor mu am fond politique man ma war a politique jëm ci ay élection te foofu laa mën a amee xaalis mais loolu Wade yëgoon na ko
am na ndaw soo xam ne si directrice de cabinet bu Idrissa la woon Khadinan la. Khady Diagne mais kooku ci loolu la ko ñëpp nee nañ loolu la ko Idrissa soupçonné ni moom moo dévoilé secret bi ba ñu arrêté affaire yi moo tax bi mu demee nekk fii ci. Sodida mu visé ko pour ñu tëj ko ci kaso bi xam nga esprit revanchard yooyu xam ne. waaw mais ci fàttali rek ñuy fàttali téléspectateur Khady Diagne soo xoolee pour la petite histoire pour ñu koy xam. mooy la seule personne. boo xam ne ci audit yi après 2000. jàpp nañ ko ci 4 ans ci kaso. jàpp nañ ko ci non moom mooy seul audit sax bu dem jusqu'au bout. dem ba tribunal parce que man mii di wax ak yow man maa couvrir li nga xam ne moo di procès Khady Diagne. moo commencé 9h ci suba jeex 3h du matin. te maa ngi fàttaliku boobu ñoom Me El Hadji Diouf Me Doudou Ndoye Me Aïssata Tall Sall ñoom ñëpp ay avocats yu ko doon défendre mu nekkoon jàmbaar nag damay def témoignage boobu. mais mu nekkoon jàmbaar parce que tout simplement jour boobu bañ koy wax roulette lay indi. def ci document yëpp teg benn par benn dëgg mu nekk jigéen c'est la seule personne boo xam ne jugé nañ ko condamné nañ ko dama lay jël peine bi Idrissa lay questionné lan la jotee Khady Diagne mu nekk directrice de cabinet am di ku compétente mu dem ba tàggoog moom lan lañ jotee ci affaire oto yi maa ngi koy laaj digganteem ak yàlla ndax moom mas naa lekk benn dërëm wala mosu ko en tout cas ban li gars yi wax. nee na boo bëggee mu may la 15 millions non du ma wax woon dama lay wax rek raquette bi ñuy wax. barke Cheikh Ahmadou Bamba plus de 20 millions lañ ma raquette loolu laa koy demander de grâce bu ma ko mënee fay moom na ma ko fay mais man ñaanuma ko man maa war a may Idrissa mais Idrissa waruma may ndax awma besoin bi ndax nee naa la man wut naa 15 millions yoo xam ne ci samay xarit dugal ko ci congrès bi. kon soxlawuma. mais yéen lan ngeen lu tax ngeen jàpp ne Idi mi muy attaqué Macky lu tax. est-ce que du sondage. non sondage yee ko tiital ak it nag Idi moom wax nañ ko ci fu ne ni ko le gosse là est devant toi parce que moom il a travaillé 18 mois le simmi mbubam dem gas reen yi dagg buut bi ci àll bi ba fépp nooy tey da nga gis loo xam ne ci histoire politique yu Sénégal mësul am parti yépp nag ci PS ba léegi un parti boo xam ne dana rassembler ci congrès 30 000 militants délégués ndax 15 000 lañ prévoir woon mais am na département yoo xam ne triplé na ñun on nous prévoyait pour 2 cars de 40 places 5 bus lañ loué pour Touba et les militants ont payé eux-mêmes Pape Samba dama lay wax lu intéressant 15 000 mbubb yi nga xam ne dañ ko commandé woon pour parti bi ñun dañ ñëw di ko jaay puis 5 000 xam nga puis su xaritum si 6 000 lay jar. kon ñun mel na ne 1000 francs mais dañ ci doon xeex léegi luy beige 15 000 yi waxuma jeex na mais ci marché HLM lu niru beige amatul boo demee da nga gis ne tissu yi ñu sol day jege beige lépp la militant yi dem jënd ci seen xaalis PDS moom sunu. xaalis lan ma waral loolu. PDS ñoo gëm Macky Sall Macky dafa honnête dafa liggéey bu leer ci énergie Macky Serigne Saliou wax na ma loo xam ne lii dafa doy waar. daf ma ni keroog bi ko ma Ablaye Wade di bu naqatal maa ngi ma tar jaxate ñoo fa toog le président Serigne bi mi ngi ma recevoir entre 11h et minuit booba tawat ji dugg na ko Baye Moustapha Diaw ñi xam nañ ko ma nga tëdd keroog xam nga lu ma wax bi ma paree bi may wax mi ngi dégg li may wax sëñ bi. dani ma Macky de bu ma ko jotoon danaa ni ko bu la joxoon àddina ak li ci biiram fayu la li nga ko waxal mais sëriñ bi moo ma wax ni ma man de Macky mi ñu naan dafa fee bëgg a ñëw ma bañ mu ñëw fi loolu day amul ndax turu Macky de fuñ ko tuddee samam xel dem ci ndoxum Touba ndax bi ma ci amee jafe-jafe lim ci def dara dollikuwu ci kon nag nee ko samay buntu ubbi naa ko pour moom. bi muy ñëw Moustapha Saliou sëñ Moustapha Saliou rek ko mën a gis da koo woo gisee ak moom ñaanal ko ni ko maa ngi ci sa kanam maa ngi sa gannaaw ni sëñ Moustapha Saliou gungeel ma ko te ñaanal ma ko sëñ Moustapha ci la basé ba xaritoo ak Macky dem nañ fa mu jox ko grand bu ni ko ak i daal na xar sa yaram jox ko piisu masin ni ko na nga ko jox marem sa soxna ndax yow de bu Sénégal yi yépp melee na yow Sénégal dana jëm kanam loolu la séq ak it sëñ Modou Aminta nan soxlaa courant lépp la ko defal léegi man laaj la ci loolu ci 7 milliards yi nee na 7 milliards tey woon waa 7 milliards yi dama la wax ni la conseil de ministre mënee su faa teg lu ñuy sàcc ndax buñ nee séddaleel ma Idi dafa waroon ni Ablaye Wade sama baay yow comme li ngay def du leer te yéen ñoom bu ŋaaŋee rek Idi bu ŋaaŋee Wade xam na ko ñoom bu Wade ŋaaŋee Idi xam na ko ñoom ñaar xamante nañu ndey ja doom ja léegi daa waroon ni sama baay Ablaye Wade 7 milliards mais non mais Idi na ko laaj Ablaye Wade moom moo indi xaalisam ni ko séddaleel ma ko ci ay projets sociaux avant les élections Macky ñu jox ko autorisation
Hadjibou Soumaré signé ko ñu ubbi compte def ca xaalis ba mu demandé arbitrage comme niñ koy defee ci budget yëpp bu ñuy laaj Macky kay gestion dañ koy laaj arbitrage yëpp ndax il a arbitré tous les budgets mu arbitré ñu daje chèque jox ñu. mais au fond ay dëmbooj am na ci Djibo Ka wax na ko. nañu laaj ñooñu nu ñu. mais li wax nii nag képp am na benn affaire boo xam ne man mën naa ci d'accord 7 milliards yi bu nekkee ne président moo ko joxe kay bon bu ñuy laaj. nañ laaj 7 milliards kay dafa arbitré. waaw loolu moom tamit xel mën na ko nangu. mais duñ ko laaj moom. mais lu tax ñuy wax Macky mooy plan B. mais Idrissa xam nga lu mu ci jublu. lu mu ci jublu. dama la wax ne bu génnee ci Sénégal dañ naan sàcc baa nge mu ni comme jiitu na ma sondage naa ko salir ñun ñëpp ñu yem loolu rek la ci jublu ndax xel mu rëy la yor xel mu rëy moo xam ne mi jàngul amuli diplôme mais xel mi. Idi jàngul na waaye jàngul na Idi daal jàngul jàngul. Idi daal xel mi neex na. loolu daal d'accord naa ci. ku mën stratégie la ak ku mën a wut xaalis. mais dégg naa fi mu ne nii dañoo tere sondage nag waaw léegi Pape sondage yi tere nañ ko def fi mu ne nii. waaw sondage waaw loolu dinañ ci dikk ci sondage parce que dégg naa sondage da leen tiital ñoom léegi. ma laaj la Macky xanaa plan B Ablaye Wade la. non non Macky wax na ko tontu na Macky. gars yi ñu ngi koy tuumaal de da leen di delloo bàyyi ale. Macky c'est un garçon honnête man maay magam. Macky maa koy dimbali politiquement maa koy dimbali financièrement. kon mënuma koo waxal lu nekkul ndax sénégalais yi laa gën a respecté Macky Sall mais xam naa ko je l'ai côtoyé. Macky est un garçon courageux sincère comme li ko ambassade de France bi waxoon bi ñu koy décorer. vous êtes un homme costaud robuste résistant loolu waxu ko ci rëy nii mais c'est le cœur Macky nit la koo xam ne lépp lu muy def da koy def ci honnêteté ak ci transparence même dans notre parti noonu lay doxee tey jii li ñu def ci parti bi lépp ci congrès bi barke Serigne Touba Mbacké commission d'organisation bi mu jox Mbaye Ndiaye commission yi li mu am muy transport moom la génnee ni les autres moyens na kenn ku nekk participer moom la lijjanti ak i xaritam donc loolu c'est clair dans la tête de tout le monde Macky Sall la mu waroon a def na ko arbitré na li mu leen wax na nee na ku am ay information yu compromettant wala loo xam ne moom jugé na def na ko publier ci presse bi mbaa mu demander justice ñu entendre ko benn problème rek nee na ci la mën a wax dossier yi gestion Cour des comptes moo ko yor ci dans une république bi ci des commission parlementaire bu coow amee war nañ ko def demandé na Mamadou Seck comme am na député bu ñuy wax sama xarit bu lan ménge def na maa ngi koy féliciter El Hadj Malick Guèye ku courageux la mais nag dama ragal ne Ablaye Wade du am fit yu mu am na leen Wade ni nañu entendre Macky Sall commission parlementaire c'est simple te ñu bàyyi te Idi wuti ay nit ndax Idi Compiègne la am kër benn hôtel Saint-Jean fa lay nekk hôtel boobu 1000 euros par jour ngay fay boo fa naanee benn coca rek da nga fay 100 euros fa lay toog di fa defee rendez-vous sénégalais yi fa nekk sax du leen nuyu boobu tey ma nga toog foofu léegi mi ngi dëree Touba mosul jaar ci màggalu Touba dégg naa ko màggalu sëñ Modou Boussa Dieng na wax ban année waaye daaw fa dem waaye mosul dem waay yooyu muy wut mais Touba moom wan nañ ko ginnaaw ndax am na jëf yu mu fa jëf te mënuma wax lu mu mas a def il était premier ministre na ma wax bilam Touba lan la fa def 4 ans yi mu nekk wetu Ablaye Wade fu ñu mës a yëkkati dara pour Touba opposé na lool. Macky diggante ma Karim lan la. ah ñu bokk baay bokkoon di liggéey. léegi nag dégg naa muy liggéey léegi laay wax. non léegi laay wax digganteem ak Karim. amul diggante bi mu seq ak Souleymane Ndéné. seq koog Ousmane Masseck. ak ses frères du PDS. muy jàmm ndax Macky yor na parti bi. ba jóge fi nekk directeur de campagne 3 ans jiite liste député yi mosoo dégg PDS bu attaqué Macky wàcc ni dafa injuste wala dafa leen donc loolu mooy wane ni bi mu nekkee ci Ablaye Wade jàmm la seqoon ak nit ñi li ñu def Macky Sall bëgguñu ko woon mais Wade moo leen ko dicté ndax Doudou Wade ma ko wax Doudou Wade moo ma woo assemblée ni ma kaay fekk ma koy laaj qu'est-ce qui se passe ci problème boobu pétition bi mu jël ma ba ci wetu kër Fadagu jëkk ga fi mu dëkkoon ak ci ginnaaw assemblée waaw ci biir oto bi mu ne ma c'est sérieux maintenant yow paa bi sa xarita te nee na le papa Ablaye Wade veut compter ses amis léegi il faut ku bokk da nga pétitionner Macky Sall ndax dafa bëgg a tàqali koog moom ma ne ko deel sa kayit yi lànk naa et j'ai fait ce jour-là une déclaration bu garaaw ci laa commencé di leen xeex Wade woo ma bureau maag ay dërës si diggante Wade lan la may ma diggante mooy ma yaakaar ko yaakaar ne Sénégal a ko tax a jóg
ma dem ba doomam a ko tax a jóg rey doomi jàmbur ma lànk opposé Ablaye Wade di ko xeex. fan nga teg na doomam a ko tax a jóg. ankay parce que loolu la wax Karim a gën a baax moo gën a rafet moo dàq liggéey te ñi ko doon jàppale Karim tëdd ci ay banque nekk commis de banque ñooña Ablaye Wade ànd ak ñoom ay doomi banque ñoom Boubacar Sall Sénégal kenn rek laa ci tollool dayow. Boubacar Sall fit ak ngor moom rek laa ci tollool ñi ci des ñëpp muy PDS muy PS maa leen man ci saayir ak baatin loolu lay wax. du ma seen barke Rasulaay du ma seen morom man gone dana ma dëkk mais maga may daan ponkal. ndax man li Wade doon mais est-ce que Wade li ma gëm mooy lan. man région Diourbel danaa jox Macky mu génn ci 2 premiers yi dans la région de Diourbel ndax kenn du fa jàll au premier tour te Macky fera partie il sera premier ou deuxième loolu lay wax et je le dis solennellement. kaset nag premier ou deuxième. premier ou deuxième. quelle que soit coalition yi présidentielle mooy jël premier wala deuxième dans la région de Diourbel. waa tey ji ma laaj la ci éclatement Benno dafa mel ni da ngeen yey waa Benno ah. waaw ñoom de teel nañoo. bon man maa ngi nuyu ñaar ñoo xam ne dama leen respecté muy Ousmane Tanor Dieng ndax sama kilifa la woon ci parti socialiste. ndax moo nekkoon premier secrétaire. Tanor suma mbokk la suma wëllëre la. Niass noonu laa demee ak moom mais am na lu ma naqari ndax dama fi wax ci début Benno man leen Benno mënul am ci candidature unique. ma wax ko ci sama directoire parti ñun ñu jël ma topp ma Macky topp ma mani ko yow Macky boo toppee waa Benno ci loolu man dama lay bàyyi xam ne amoo fayda jëmoo fenn. lu tax xam nga parti investissement la Macky Sall mënuñu ko dàq mu dugge ci parti bu fort jouer ci les premiers rôles ku dul chef de l'État li mu yor ci responsabilité du Idi du Tanor du Niass poste yëpp la yor ministre directeur ministre d'État premier ministre président de l'Assemblée nationale institution yëpp dirigé na ko avec merveille déglu ma bu créer un parti mais na dem natt boppam mu bañ a def li xam nga ñun ñoo gañaloo Benno ci élection locale Macky am may ma damay wax lu leer Fatick Macky moo jiite listu député yi listu conseil municipal bi conseil régional moo ko jiite xam nga moo gagné mënoon na koo jox lépp partem kenn mënu ci dara il a gagné avec plus de 80% mais dafa jël ni Benno delloo naa leen conseil régional jël benn poste ñun fi ñu gagné ci Ndakaaru Parcelles Assainies dañ koo ñàkk Moussa Sy bu ñu demoon Benno Moussa du jàll Mbaye Ndiaye Tete Diédhiou bu ñu bokkoon ci Benno te partout loolu tax def leen loolu may ma tuuti Louga Aminata Mbengue Modou Mbéri Sylla moo tax mu gagné donc yooyu buñ ko defee te ñun sédduñu ñu daani kam dañoo jël parti ñun ñoo séddee mais sédduñu ñu Benno fayuñu bor bi ñu waxee it leneen li gën a garaaw Macky ci élection yi 20 millions la joxe comme Niass ak Tanor parti yu ndaw yi di wax xam ne cabine téléphonique laa leen tudde parti yooyu en dehors de Niass Tanor Macky barke Rasulaay bu ma demee présidentielle nekk candidat génn je les bats tous ceux-là qui parlent man lañ gën a xam maa leen gënub juddu maa leen ëppi moyen dàq leen a wut xaalis bu ñu tasee ma duma leen mais léegi éclatement léegi ñoom bi ñu ñëwee parti mais dafa am parti yoo xam ne xam nga lu ñuy wut il crée un parti pour nañ ma def ci liste député bonne place il crée un parti pour bu ñu jëgañee naa nekk ministre ñenn ñi di laaj ñaari poste ministre Macky bi muy créer parti dani damaa créer parti dékk loxo yàlla bëgg ñu jox ma réew mi ma soppili ko moom ak Idrissa Seck rek laa dégg presque ñu wax loolu ambition boobu mais Macky dafa gën a légitimer ndax Idrissa dañ koo tëj ci kaso bi te leeralul Macky nag kenn mënu koo reprocher audit nañu fi mu jaar fépp mënaluñ ko ñaar fukk Idrissa tëb ba koo salteel du jàll ndax Idi wax na ko c'est le peuple qui va choisir le peuple a déjà choisi Macky Sall Macky moom mooy kii sonal Ablaye Wade. xanaa yaa doon directeur de campagne Macky yow. soxla wuñ loolu ñun xam nga luñ soxla ñun li ñu soxla mooy ni ñuy liggéey. dama lay laaj Benno nga dem ci Idrissa Seck yéen Idrissa tiital na leen ah. dama lay laaj wala ndànk ma wax la. téléspectateur Benno dama ci bëgg a wax tuuti dama lay wax Benno nga dem ci Idrissa. Benno erreur bi ñu def rek xam nga ñun dañu demoon comité de conciliation. waaw Seydou Guèye fa dem ak Macky wax na ko. bi ñu demee ñu ni leen ñun bëgg nañu ànd ak yéen. mais ngir yàlla ku nekk na def programme am dem wuti. bu ñu demee wuti premier tour mën nañoo d'accord ci minimum mooy pacte de non agression programme de lutte contre le régime de Wade ñu def ko ñu juboo ci mandat yi juboo ci quelques points de la constitution régime parlementaire bi ñu d'accordul ngeen jël seen régime ñu jël peuple bi arbitré premier tour nekk référendum bu dee ñun lañ jox dëgg ngeen topp suñu ginnaaw jàppale ñu
ñu xool nu ñuy travailler ensemble def un gouvernement collégial. même société civile diaspora bi yëpp ñu dugal leen ci da nga ko dégg suñ résolution tey. ñu ne ñu déedéet ñii nañ leen isolé Macky boo ko seetee depuis quelque temps dañ ko isolé dafa mel ne bokkul Benno te il a fait gagner Benno le 23 juillet. en matière de démarche moom cohérence politique. moom léegi nag loolu bi ñu ko defee xam nga fu ñu sant yàlla Macky bu doon ku mel ne man tàng day xuloo génn mais daa toog Benno la bokk loolu mooy intérêt mais tey la mu bëggoon tey bu ñuy wax candidature de l'unité et de rassemblement amul ça n'existe pas ndax ñun on a 7 partis membres de Benno ci suñ coalition de 32 partis. ñun on a 25 partis li ma jaaxal sax ñoom ñu ngi roppat ndànk-ndànk 25 partis la ñu am ak 7 mouvements yoo xam ne ñi ngi ci. ñi ngi soutenir candidature Macky. mooy doon suñ coalition. léegi 27 partis. 25 partis ak 7 coalition te ñu ngi wuti yeneen. léegi nag bu dee ñenn ñi wax. mais mbaa parti yooyu tamit du parti nii rek. non déglu non comme ni nga koy tuddee. noonu la demee sax parti yi moom dama lay wax rek dëgg ji. waaw mooy lan. parti yi fi ne boo génnee PS APR AFP LD. PDS. AJ. PDS. PDS. URD. bu Djiboka. waaw ak quelques partis Bamba Dièye. sont partis ak ñi nga xam ne am nañu au moins minimum mais ay benn député lañ am bu ñu demee élection 1% ni ko Idi waxee la ñuy am yii parti fi ne ak réew mi yeneen parti amu fi ñi ci des na gannaaw dañu bëgg ku leen sédd mais danañ leen nangoo sédd parce que ñun dañu bëgg partage boo xam ne bii réew mi ku ne mais ñooñu waxuma ne duñ dara de dama ni am nañu droit. am na parti làmmiñ aussi. wax seen xalaat. parti làmmiñ mais man quoi bu ma doon président de la République xam nga lu may def. coalition wala parti bu dem élection amoo 2% dañ lay dissoudre boo amul. là je suis d'accord. 175 partis au Sénégal je suis d'accord. dafa bëri de fa bëri. déglul boo demee présidentielle ñàkk sa caution amoo 5% dootoo présenté dañ ko war a def loi. voté ko benn yoon boo dem amoo 5% dootoo bokk ndax doonu tardel di yàq sunu télévision yi naan dara nga te fekk ne doo dara yàgg Moustapha Cissé Lo yam mënu leen a gagné ab communauté rurale bay gagné am réew c'est ça la vérité. Mais c'est vrai qu'aussi sur ça oui moi ce débat là il faut qu'on le pose parce que je pense que 175 partis. c'est quand même beaucoup mënuñu ko am ñoo xam ne su may xam ne maa ngi wax ana parti làmmiñ. mooy parti ñi nga xam ne. médias yi lañ dëkk. doo leen dégg lu Serigne Mbaye Thiam dañ wax. boo wooyee responsable femme. leader bi mooy ñëw boo woowee responsable jeune. leader bi kenn rek mooy parti làmmiñ waaw mooy parti làmmiñ donc il faut que soxna si il faut que les gens xam nga nit ñi dañu xamul lu leen tax a jóg ñooñu dañu bëgg a wax mi ngi mel na ñuy def ci wax sa xalaat xam nga wax sa xalaat PDS dafa def benn groupe di leen fayal ay téléphone ñoo xam ne bés bu ne bu ñu coupé ci rajo bi dem ci rajo bee dem mooy seen métier ñooñu góor gi ci Yoff normal sénégalais yi nawloo wuñ leen sax liñ leen di yàq tooñ nañ seen ndey parce que li ñuy wax gëmuñu ci dara ndax ñoom au lieu ñu dem liggéeyi wut profession liggéeyi wuñu xam nga luy seen profession fen tappaleen naa fekk wax lu dul tëgg di lekk riba ay mag lañ bàyyi li ngay wax rek loolu d'accord ma ci nag ñi ngi jéggalu ci loolu mais léegi fi mu nekk nii ñi ngi xalaat alors ndigal man maa ngi dégg ndànk ay marabu yi sànni ay ndigal yow yaa ngi nekk Touba est-ce que ragaloo en tout cas dégg naa benn ndigal boo xam ne dama koy tudd c'est grave mais mënuma ko bañ a tudd Moustapha Cissé dégg naa ko mu wax bu pire pour man mais am na ci droit pour man waaw buy wax dama ko considérer comme politicien boo xam ne ay intérêt ci état la ne mu ci am alal PS bi mu àndeek moom am na ci droit ndax PS en 2000 dañu woon ceebu jën a ko gënal maafe Abdou Diouf la àndal kenn mënu koo dindi kon tey. waaw loolu moom peuple bi mooy choisir bu wanee fi mu jëm mooy choisir c'est le peuple qui choisit bu wanee fi mu jëm. awma ci problème mais dama koy wax ni. moom pire gi mu ne. dañ fay gagné Ablaye Wade moom amul ay militants yoo koy déglu pire. mënu faa jox ndigal nit waxuma la ci Sénégal. non mais loolu mais loolu de manière générale. non de manière générale marabu yi 2000. non nañu wax rek. mais man ku wax politique rek ma tontu la politique moom daal li mu wax moom gëmu ko moom bëgg na ndax moom Kadhafi moom dafa waxoon da koy soutenir ba koy marché. waaw d'accord du waxaat ci Kadhafi Ablaye Wade bokk na ci ñi nga xam ne complicité la def ak Sarkozy pour li xew Libye. léegi comme ils sont complices.
léegi lu tax waxu ci dara. léegi marabu yi dama la bëgg a expliquer benn affaire. marabu ku mu neex mën nga génne sa ndigal mais li leer ba leer moo di 2000 marabu yi àndagoon ak Abdou Diouf ñëpp. dañoo sëpp jale. waaw ñoom ñëpp dañ leen gay dañoo daanu kon la boo gaañu kon je pense que impact mooy cas bi mooy ñooñu te kon man maa ngi wax sénégalais yi bu leen déglu loolu soo xoolee bu baax dama ni sénégalais yi li ma leen di wax mooy may ma tuuti ci ndigal li ngay wax waaw li ma waxoon lay waxaat fii waaw da ngeen a jébbalu ci sëriñ si pour ñu wax leen diine nooy jullee nooy jàppee nooy jaamu yàlla di déglu weer wala leneen mais dégluwuñ leen pour ñu trancher leen seen cadre de vie est-ce que dund bi baax na ndax Ablaye Wade xawma lu mu doon mais sunu xaalis la yor ndax Ablaye Wade mësul jox benn sëriñ 50 000 bi mu nekkee opposition. kon sunu xaalis lay joxe ñi koy jox buñ ko mënut muccatu la lekk ci coonab askan wi nañ ko lekk te noppi ñun loolu lañ wax foofu la ne Moustapha Cissé waxal na boppam ndax moo wax ni internet bi gars yi danañ wax lu raw loolu ci internet. léegi ci candidature Ablaye Wade ba yow jàpp nga ne day jàll ba tey wala. xam nga man Ablaye Wade suma bàyyi la li ma koy conseiller comme ni ko mais est-ce que Moustapha doo dem seeti waxtaan ak moom ni ko Jimmy Carter wax ndax j'ai beaucoup d'estime et d'admiration ci Ablaye Wade ndax passem moo tax ndax lutte bi mu lutter da ko def ak courage 24 ans d'opposition de frustration de torture chef religieux yépp ànd di ko contre Ablaye Wade bu doon sax day fayontoo du dox benn chef religieux ñaar fukk dañ ko doon daw man Touba laa dëkk ku mu jëm si nga ni bu mu jëm sama kii renseignements généraux yaa ngi may topp au moins moom approfondir na démocratie ñun ñi li ñuy wax Ablaye Wade bu ko neexoon mu tëj ñu ci kaso gi. luñ ci mën dara. bu ko neexoon yàble ni Cissé Lo dama koy def kenn du ma jàppale. damay dem tëdd rek maa ngi ko ci remercier mais loolu nag bu ko defalee Sénégal loolu lépp te ñiy xëccoog moom ay doomam lañu erreur politique la def mais ñooñu ñëpp ñu am estime ci moom lañu c'est la vérité. mu def na moom moo ma wax ci bureau am ni ma Moustapha ma ni comment mu ni ma les erreurs politiques ça paye cash. mais erreur politique la def na bàyyi doomam yooyu jël pouvoir bi moom mu noppalu ji c'est mieux kenn ku ko ci inquiété xam nga ñun suñu parti bu kenn compté ci ñun pour di sonal Ablaye Wade. non on ne le fera pas question de principe la mënuñu ànd ak moom di ko tàccu ba réeroog moom malgré bu defoon ay kii ñu koy fam naan dañ koy tëj dañ koy jàpp nanu bàyyi ñu jël suñu réew am jàmm mu am jàmm. mais di ngeen audit. moom ba leen ñu ànd ak moom gestion bi kay danañ ko set. mais Ablaye Wade laa ne ñun duñ ko jàpp duñ ko tëj duñ ko yeew. au contraire dañ koy jox statut un grand homme un humaniste ku liggéeyal réew mais mënatul. ñii ñooy plan B Ablaye Wade. waaw dégg nga plan B ci dégg naa ñii ñooy plan B bi de. Moustapha. nuru na ko dama dégg xaaral ma laaj la xaaral ma laaj la. parce que xaaral ma laaj la xaaral ma laaj la. Ablaye Wade xam lan la mos nañ ko poser question laaj ko ci Idrissa Seck. laaj ko ci Macky. biñ ne ko Idrissa Seck daf ne waxuma yoo xam. mais biñ ko ne Macky daf ne man mën naa sol sama dàll seeti ko. waaw wax na lii. léegi ma laaj la benn. moo wax Moustapha man dafa am lu ma lire ci journal bi. maa ngi sant doomu sëñ Mamoun bi di ko siyaare way juróom. way juróom ku baax la comme ni mu wax ku généreux la ndax nit bu ngeen àndulit del seere dëgg. waaw ku généreux. li ma gisit mu def ko xam naa ne boppam fees na pourquoi ma wax ko dañ ko woo ci république bi pour sénateur dafa war a toogal askan wi. man bi ma nekkee assemblée Wade laa àndal mais Wade mënumaa dévier ci sama trajectoire lu dul dëgg du ma ko wote loolu laa wax. te loolu sacerdoce la pour man Macky bu demee pouvoir bu ma toogee assemblée bu ne ma fa ne bu andee ay tappale ma ne ko lànk naa bu ma woo ma ne ko maa lànk man noonu laa mel ko bëggul nga bàyyi ma. léegi nag courage boobu mu am ñu naan ko bul dem ci Wade ko woo soxla koo gis comme ni muy gisee moom kilifa diine la na dem waxal ko liy njëriñ wax ko ni ko da nga war a bàyyi réew mi waroo présenté wu wax ko ni ko nañu wàññi yàq yi ñuy yàq ci alali réew mi na bàyyi sa maleti xaalis yi nga xam ne yi moom lay jox kilifa yi ndax askan wu sonn wi ñi ngi fi amuñu liggéey handicapé yi baykat yi pêcheurs yi ñi ngi ci rajo yi di wax. loolu mooy li am solo kilifa yi koy jël tamit il faut ñu wax ak ñoom waaw mais ñoom bu ci amee kilifa gu dem nag mën a wax ak moom loolu ñun dañuy applaudir ndax ñoom ay porteurs de voix lañu. ndax kilifa diine gu joxe ndigal duñ la topp 100% mais dana am au moins 25% yu suivre sa ndigal te naruñu ko woon a def. ñi mel ne man nag ñooy lànk man kenn mënu maa jox ndigal ba ma def ko je refuse ci politique. waaw léegi je pense que képp ñu ngi si première partie bi. daanaka jeex na alors Moustapha tey ngeen ni de seen congrès bi
congrès bi mais lu tax dana la ngeen def ko ci plage Diamalaye lu tax. def lañ ko si sees dañu bëgg a wax nit ñi ne mbooloo lañ yor ñun li ñu yor xajul stade Demba Diop loolu lañ jàpp. beneen bi dañu bëgg a wan défier Wade xamal ko ni fi mu jàpp ne moo ko moom muy parcelle ñun ñoo ko moom. xam nga am na ñoo xam ne ñemewu ñoo def ci mbedd mitin wala leneen ndax dañ naan dañ koy yàq ñun ku ñëw yàq suñu yëf dootoo ko dolli. Macky wër na réew mi ñu jéem koo kar banañ ko fee lañ koy def ci place Diamalaye fépp dafa ubbiku ñoo ngi mettre en garde képp koo xam ne jaar na fa di jéem a dox lu dul yoon lu dul jàmm ak tàccu Macky Sall ak ñi ñu am l'ancien premier ministre de Mauritanie un ministre du Niger de l'actuel gouvernement une délégation de l'UMP ak de fortes délégations yoo xam ne Abidjan ci parti yi nga xam ne am nañoo ñoom ñoo fiy ñëw nga ñëw tàccu leen ñu def sunu convention d'investiture ak aussi légitimer li tax ñu woo askan wi parti bi mu créé ba léegi dañu def rek provisoire ak directoire mais Macky Sall askan wi ñoo koy plébiscité comme le président légitime de l'APR doo ko investir man maay jàng résolution bi man lañ ko sase résolution bu congrès bi ci sama loxo lañ ko teg maa ngi sant APR son président le coordonnateur Alioune Badara Cissé Mbaye Ndiaye à l'unanimité en mon absence ñu ni moom lañ ko cërale loolu ça me va droit au cœur un grand parti un parti de masse man jànguma BEPC laa am bu ñu toogee ay doctorat nekk fa ak alliés yi ñu ni yow lañ koy jox parti bi parti bu juste la. xam nga lan nga am xam nga loolu nga am te ñeneen ñi amuñu ko gis xam nga ko. xaw ma ko. man dinaa la ko wax dinaa ko wax téléspectateurs yi xam nga lu rafle Sénégal fii mooy lan. éthique ak conviction. nit mën na jàng ba am ay doctorat def thèse ak lépp mais bu nekkee ci doxalinam amul éthique amul conviction. du dem lu tax Ibrahima Fall ñëw bërki Dembo Ndiaye ñuy wax ne am na sénégalais yu koy yaakaar ba bëgg koo voté ak yooyu c'est parce que dafa wane benn droiture benn éthique benn conviction te parce que def naa politique nag loolu dañ koy war a indiwaat ci comportement yi ñu xam ne du dugg fii wax loo gëmul pour neex kilifa loolu moo jaaduwul je pense que Moustapha maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay sant di la gërëm am nga conviction ak éthique c'est très important parce que sa xeex da nga ko wane fàng ñëpp gis di leen sant yow tam ma lay parce que li nga gis ci man laa gis ci yow sa courage sa ligne xam nga doomu aadama bu demee ba moomatul xelam ak xolam jaam la loolu mooy jaam man kenn moomu ma yàlla rek ma moom maag bukkee bokk borom fii laa koy waxe ab sëriñ moomu ma ab leader politique Macky moomu ma damay toog les yeux d'ailleurs bu ñu jaaxlee dañ naan ma demal ci waa ji nii laa koy xoolee en rek ni ko lii moo mën a am lii laa gëm nañ dem ñu arbitrer ñu loolu lay def et il l'accepte moo tax je suis derrière lui et je le soutiens ku laal nag Macky koo dégg ma xeex ak moom rek dafa laal parti Macky ndax Macky ku jub la loolu lay fàttaliyaat sénégalais yi maa ngi sant askan wépp mais maa ngi beral cant aussi yéen ñi ma may plateau bi ci bisu sunu congrès di sant borom télévision bi di souhaiter aussi Ablaye Wade mu ñibbi Versailles ci jàmm buñ ko fa fekkee nuyu ko sargal ko ci li mu defal Sénégal man bëgg mu dem de témoin non Versailles laa bëgg na dem foofu maa ngi leen di sant toogal kii alors léegi nag je pense que on va peut-être faire une petite pause voilà nañ def benn pause daal di ñëwaat dellu si waat parce que journaux yi tey dafa mel dafa xumb dafa bëri tey moom gars yi li ñu wax bëri na maa ne au niveau de la régie on peut faire une petite pause le temps de libérer notre premier invité et puis dellu si waat quoi